jógee ci mbirum SODAV dégg nañu fan yi actualité Sénégal mooy coowal Petro-Tim ak vidéo boobu nga xam ne moom la BBC génnee. lan moo aussi tout d'abord sa analyse. analyse bi ma ci njëkk am mooy ñun le Sénégal est un pays de paix. nous sommes un pays souverain. amul benn pays africain bu fiy jóge fii dem ci dëkku tubaab yi di lijjanti seen dëkk seen pétrole bu ñu am wala lu ñu amul ñoom ñooy ñëw suñu dëkk bëgguñu infiltrer te sénégalais yi waruñu ko nëngu ay seytaane lañ dañu bëgg a taal suñu dëkk bu am pétrole tubaab yi taal ko ñoom seen dëkk ñaari góor dañuy sëy da ngay gis ñaari ponkal yu am sikkim di sëy nekk ay góor jigéen nekk jëkkër ak jabar te loolu kenn nangu ko ci àddina bi amul xel mënu ko nangu ñaari góor yuy sëy te am na seen dëkk lu tax waxuñu ci ñun suñu dëkk nekk un pays de paix tey jii man j'ai rien Aliou Sall xaw ma ko miinu ma ko faralu ma ko lijjantiwu ma ko man Macky Sall laay jàppale mais Aliou Sall am na mérite xam nga ban mérite la am 1934 ba léegi Sénégal ñoo ngi wër pétrole société bi génn pétrole bi Sénégal wane ko yàlla dafa dogal moom moo tombé moo am chance wane ko su fekkee nag dafa def njubadi moom ci pétrole bi na ko dig wala gendarmerie wala police wala kenn woo ñu àtte ko suñu dëkk mais bu benn nit jóg di marche wala jóg pour taal dëkk bi tubaab yi dañoo bëgg a taal dëkk bi pour jaar ci ginnaaw sàcc suñu pétrole la ñu defoon Kadhafi lañ ñu bëgg a def. Kadhafi dama lay wax yéen journalistes yi ak nit ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi laay waxal de man wax bu dofee nopp yi koy dégg dofuñu man faraluma Aliou Sall xaw ma numéro téléphone am Macky Sall laay jàppale mais tubaab yi réew mu am pétrole ñu jéem ko taal bu nit ñi di xeexoo ñu sàcc pétrole bi daw loolu na ko sénégalais yi bañ les opposants vers là tey jii Thierno Alassane Sall moo daan taxaw fii assemblée nationale ak ci presse bi Sénégal yëpp di ko seetaan mu nekk ministre Macky Sall taxaw di défendre Aliou Sall di ko sirasal ay dàllam tey moo koy xas parce que dañ koo dàq nañu waxante dëgg gis nga nit man dëgg laay wax ku bañ a dëgg bu ma déglu Thierno Alassane Sall gis nga vidéo yi génn fii yëpp yu muy tagg Macky Sall di ko yor tama di ko feccal waa tey dàq nañ ko bu mer bëgg a taal dëkk bi duñu ko nangu beneen bi mooy Abdou Mbaye moo nekkoon premier ministre contrat yëpp bi ñu koy séen jaar na ci loxoom Abdou Mbaye taxaw na fii mu ne man damaa dem retraite Macky Sall moo dem jëli ma sama retraite dugalaat ma ci nguur dinaa ko gunge mu am benn mandaam mu gunge ko mu am deuxième mandaam bu deuxième mandaam jeexee soxlaatuma politique damay continuer dem defi sama retraite mu ñam nguuru moto yi wër ko ni ko wiiw ñaari yoon ñu dàq ko parce que il est incompétent Macky ni ko ush dàq ko ci biti parce que moom fii la ñu yëg nañ fi histoire moom ak jabaram ñu am problème mu dem falsifier certificat de mariage am ak jabaram ku mën a nag dem di falsifier sa certificat de mariage yow ak sa jabar bi nga xam ni da nga ñaan yàlla mu sëyal la jural la ay doom boo mënee dem ba mën a falsifier sa certificat de mariage ak moom ça veut dire que tu es un escroc ñooñu kenn warul leen déglu dañu bëgg a taal dëkk bi. Ousmane Sonko fii la taxaw fen wax ni moom waa FBI dañ ko woo di ko enquête ci affaire pétrole Sénégal c'est pas vrai ñëpp xam nañ ni du dëgg tey jii FBI bi ñuy enquête xam nga lan la doon enquête Yaya Jammeh lañu doon affaire Yaya Jammeh lañu doon gëstu muy wut buzz xam nga sénégalais yi il faut ñu yeewu il faut nit ñi ñun dofuñu gis nga man j'ai rien contre Ousmane Sonko j'ai rien contre ñi ma lay wax mais man dëgg laay wax. parce que man sama papa dama doon wax bàyyi fen moo gën julli Ousmane Sonko bu fekkee ni moom li ñu koy wax ni Al-Qaïda la ak yooyu genre ibaadu yooyu noonu fen baaxul bàyyi fen moo gën julli mënoo ñëw taxaw ni FBI daf la woo di la enquête ci pétrole Sénégal fekk yow affaire Yaya Jammeh ak yooyu lañ la doon laaj buzz lay wut ñun xuloowuñu xeexuñu. Macky Sall bu ko Sénégalais yi bañoon du ñu dem élection mu gagné à 58%. léegi nag Aliou Sall bu fekkee ni enquête nañ ñu jàpp ni dafa def njubadi nañ ko yóbbu fa ñuy def njubadi fa ñu nekk mais xam nga ban lan laay waxee man fi may waxee mooy fan ci ban sens laay waxee ñii di woote révolution ci dëkk bi naan nañ génn taal dëkk bi bu dëkk bi tàkkee ñoom ak seen njaboot avion la ñuy jël daw ñi amul ay moyens ma ñëwtu ko fii la ñuy rey seen njaboot tubaab yi jaar ci ginnaaw dugg ci géej gi jël seeni raagol samp ko ci géej gi yóbbu suñu pétrole du ñu ko nangu. waaw loolu leer na xam nga Benno Bokk Yaakaar xam nañ leen tey ci problème bu amee. dafa bokk ci communication Benno Bokk Yaakaar génn na xas na ay nit wax na ni genre ku ci mel ni
Abdoul Mbaye trafiquant la dafa def trafic si comme li nga wax léegi nii traité na Mamadou Lamine Diallo de businessman xas Sonko et tout est-ce que c'est le moment. booy est-ce que c'est le moment. xamal la laa bëgg nga dégg li ma lay wax man dafa leer bu ñu doon wut ñi gën a bon Sénégal mooy ñiy fen pour taal réew mi ñi bëgg nguur pour taal dëkk bi. dama la bëgg expliquer non dama lay wax dama ni kayit yi ñuy génnee c'est des faux kayit fa yow bu la neexee léegi nga génne benn kayit loolu kayit moom yomb na dama la bëgg nga déglu lu baax li ma lay wax Mamadou Lamine Diallo boobu ñuy wax noonu moom du wax nañ fii ni jabaram moom bi mu nekkee yor affaire yi dafa jël oru Sénégal jox ko jabaram jox ko licence muy exploité oru Sénégal. dama ni waaw non loolu du xaste xam nga lu am xam nga lan mooy xaste ma ñëw fekk la nga doon góor man la góor jigéen nga loolu mooy xas wala man la xas loolu mooy xas mais loo xam ne dafa am moom dafa jël ay ressources yu Sénégal moom jox ko jabaram moo koy exploité dëgg loolu dëgg Abdoul Mbaye Hissène Habré dafa am problème daw dëkkam ñëw dugg suñu dëkk Sénégal ñëpp xam nañ ni Abdou Mbaye bokk na si ñi rawale xaalisu Hissène Habré loolu leer na yàbb woon nañ ko ci bataay dafa leer xam nga nekkul loo xam ne dañu ko créer ay xas wala dara loolu dëggal la est-ce que comprendre la moo nekkoon banquier bi nga xam ni xaalisu Hissène Habré dëgg neex yàlla tudd nañ ko ci bataay te yow mii loo gàtt nopp gàtt nopp dégg nga ko nañu waxante dëgg donc nag ñooñu mënuñu wane de bon exemple xam nga tey jii loo taxul Abdou Mbaye tey jii bu fekkoon ni bokkul ci nguuru Macky Sall musu cee bokk Abdou Mbaye tey bu demee bay waxu politique Abdou Mbaye Kéba Mbaye mooy papaam exemple la pour le Sénégal exemple la pour l'Afrique Abdou Mbaye avant que Macky Sall dem di jël di ko def premier ministre da nga koo xamoon da nga ko doon dégg nii rek mosul liggéeyal Sénégal dara nu mu encaissé moonin ak nu mu tabax ay këram rek la doon lijjanti Macky Sall la ko ñamal nguur mu tëyee ko dar daw wii mu dof. waaw ok léegi. waaw yow xam nga la xew. xam nga ba tey li ma la wax rek si ngeen nekk mooy peut-être du xas mais sullinte ay mbóot wax ne diw moo fi defoon lii alors que sénégalais xaaruñu lii xam nga tey wax nga ko. sénégalais ñu xaar presse bi nga xamante ne ñoom ñoo def enquête bi génnee vidéo bi du sax presse su Sénégal. dama la ay seytaane lañ. ok non duñu ay seytaane parce que nag presse bu nekk da ngay def sa liggéey. waaw dama la da ngay def enquête ci loolu. mais tey sénégalais xam nga lan lañ doon xaar. ñu kat génn waa Benno Bokk Yaakaar génn def éclaircissement. waa par exemple Benno xam nga procureur mi ngi génn def déclaration affaire Khalifa Sall am na fi def ñu déclaration. affaire Karim Wade am na fi. non amoon déclaration amoon na. mais il a fallu que laal rakku président. amoon na Bassirou Gueye moom dëgg neex yàlla dossier bu touché Sénégal yëpp saa yu amee dina génn wax ci man duma spécialiste de justice xam nga lan laa xam man 1 + 1 = 2 mooy bu fekkee ni benn presse xam nga yow journaliste nga tey ji jaay ma la nag ci biir émission bi nii avant ñuy wax man ak yow dama ni la yow moom guerrier nga parce que maa ngi xool sa yenn émission yi tey bu fekkee ni benn presse bu taal dëkk su ñëwee day laaj opposition bi laaj pouvoir bi. soo xoolee gouvernement tey Benno Bokk Yaakaar du ñu communiquer. dañu nekk ay nit ñoo xamante ne fii da ngay gis il communique rarement est-ce que nekkul aussi loolu moom moo tax BBC ñëw yem ci opposition bi wax ak ñoom. waaw xam nga réew boo koy liggéey kuy liggéey réew. xam nga les opposants là dañu am jot parce que ñoom seen métier politique la. waaw mais ñeneen ñi liggéey tamit communication dafa bokk seen liggéey. waaw d'accord dama xam nga da nga ma poser question il faut nga may ma yeggali nga comprendre ma la xam nga un opposant moom mooy bu jant bi nekkoon sax nii mu ne gisuma jant bi moom mooy koo xam ni yow lu waa ji def ci lu baax da nga naan baaxul loolu mooy opposant ba pare opposant yi dañu am jot mais réew Macky Sall dafa ñëw liggéey réew mi pendant 7 ans mu ñëwaat soxla baatu askan bi ñoom ñu ni ko doo ko fi amee mu wàcc sur le terrain dem wax ak sénégalais yi wan leen bilaam sénégalais yi woote ko waaye léegi moom dafay nekk di def campagne électorale ba 5 ans yi ko dese jeex du ko def Macky Sall bi mu créé Fast Track bi ci lañ jaaxle ñoom parce que dañu yaakaaroon ci élection yi dañuy yóbbu Macky Sall 2e tour buñ ko yóbbee 2e tour sotoo ko gañe ko contrat pétrole yi fi am ak yeneen contrat yi am fii yëpp ñu dajale ko mun ko jaayaat ñu rëbbaloot carte gi yàlla dogal ni ñoom jotoon nañu waxtaan sax ak ay yenn industrie ak yenn lobby yu mag yi yàlla dogal ni ñoom seen gént nax saay Macky gañe leen
léegi nag défaite boobu ñu am moom la ñu mënul digérer ba léegi dañu waxoon ni bu leen Macky Sall gagné Macky dafa sàcc élection yi dañuy taal dëkk bi jàllul ñu dem ba ci biir tubaab yi jékki-jékki commencé indi affaire catholique ak jullit ñu xam ne Sénégal dialogue islamo-chrétien bi dafa am doole kër goo gis am na ay chrétien am na ay jullit loolu jàllul ñu commencé indi murit ak tijaan soo xoolee jamono yooyu passé ñu ngi doon xam ni Sénégal dañu bëgg affaire ay fanatique lañ dañu bëgg affaire tarixa ci affaire tarixa lañ bëggoon jaar taal dëkk bi jàllul léegi nag ñu ne comme le président a un frère boo xam ne frère bi loo ko mën a waxal jàmbaar la ndax 1934 ba léegi ñu ngi wër pétrole mënuñu koo gis trace pétrole sax gisuñu ko yàlla may ko chance moom mu ñëw ñu gis ko ñu ne woy suñu taxawee yàq deru kooku ni mu ngi jël alalu Sénégal te Sénégal la 195% sénégalais ay pauvres lañ nangam dugg nañ fii tubaab yi dañu bëgg li xewoon Libye xam nga mag Kadhafi bi mu nekkee Libye dafa demoon ba nga xam ne libyen boo mën a doon soo demee ba mu kàllaf war a am jabar te amoo liggéey sax dañ lay jox kër wutal la salaire Libye rek moo nekkoon benn dëkk ci àddina bi boo xam ne amul benn bor benn dëkk ci àddina bi mais tubaab yi dañu dem dugg dëkkam infiltré ko jaxase ko population am ni leen dictateur la day dóor dëkkam day jël pétrole bi day tëdd jigéen ñi day def lii lijjanti ba rey ko bañ ko reyee ba léegi tey ji man sénégalais ak yow mii sénégalais yi fa jàpp yépp ñu nekk ay nit ñu ñuul jaam lañ leen jàpp di jaay sénégalais 150 000 comme xar niñ koy jaayee comprendre la dëkk bi tey ji amatul président parce que ñetti nit ku nekk taxaw nga ni man maa yor pouvoir bi yàq dëkku Kadhafi yàq Libye complètement la xew Libye nag xew Mali moom la ñu bëgg a indi Sénégal mais la xamal les Sénégalais sont éveillés xam nga man mii du ma jóg di xeex kenn yow mii doo ko def keneen xeexuñu xuloowuñu tey bu nit defee njubadi nañ ko yóbbu fa mbaxana demee po parce que dëkk bi am na ay loi yu tax yu mën a créer loolu mais bu ñu dégloo tubaab yi taal suñu dëkk la ñuy def ñoom ñu jaar ci ginnaaw root teeni sàcc pétrole bi dem seen yoon bu soobee yàlla di ngeen xam ni Sénégalais yeewu nañu mënoo leen a fexe ba sàcc suñu pétrole parce que ñu yor laameñ ci dëkk bi mën a wax ñu ngi wax ak waa réew mi xeexuñu. ok